Seydina Fall Bougazelli ma nga ca loxoy gendarme yu section recherche di xaar ñu defeere ko ca parquet ba loolee ñu ne tey la am ñu ne bu doonul tey it dana doon suba mbirum trafic faux billets mooy li ñu koy tudd lu aju ci xeex gi ñu xeex wàllu terrorisme lii di ki jiite gendarmerie bu bees di général Jean-Baptiste Tine fas ca yéene kon xutti tànku tubayam tey ji la ko xam ne jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi ko doon teg ci ak toogam daje boobu am na tey ci suba doxoon ci diggante délégation générale pèlerinage ak voyagiste privé yi fii ci Bicco Mballo la mujje ñoom privé yi amee ca mer mu rëy ba tax sax ñuy xamle assemblée générale bu ñu fas yéene samedi ji ngir joytu ca laleen miti campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi mu de traite bi njëg léegi ñi ngi ko jàpp nañu ko jàppee woon daaw kilo bu ci nekk ñeent fukki dërëm ak ñaar la ñu koy jënde njëgu gerte googee ana nan la ñu koy taxawale ak it ndax li ñuy jënde kilo bi nag dana arrangé baykat bi des na ànd xoolandoo ko gën ci xibaaru digg bëccëg yi buñ ca nuppee xool soxna Naata Mbay ngir mu faram fàcceel ñu xibaar yi biti réew yi lu cay gën a fa soxna si bokk na ci Mamadou Mohamed Ndiaye Nigéria ñu sampaw laaj ndax noppi na ubbi waat frontière yi dox diggam ak Niger ay waxtaan ñu ngi koy amal ci diggante ñaari réew yooyu lee ngir Abuja dellutu ginnaaw ci dogalam boobule kilifa yu Nigéria ñetti weer ci ginnaaw ñoo jëloon dogal bu ni mel ngir xeex wàllum trafic ak contrebande ca Algérie tey mooy juróomeelu campagne électorale bi waaj élection bi ñu nar a amal fukki fan ak ñaar ci weeru décembre waaye yenn ci askan wa ñu ngay wëy di génn di manifester ni bugguñu mu am ñooñee di manifester ci njiitalu mouvement Irak li ñu bëgg mooy ñi jiite réew mi jamono ji ñu bàyyeekoo fa ndax buñ ko deful élection yi du mën a leer dinañ amal it ab reportage Mohamed fële ca Maroc wax jaaykat sénégalais yi nekk foofule naka la ñuy doxalee ci jamonoy seddaay bile. Maroc di réew moo xam Cheikh Tidiane Diagne tàggat yaram lu ñu ci mën a jàpp. wàllu football danañ ko daal di waxtaanee di challenge des champions deuxième journée bi tey jii ci ngoon lañ koy daal di amal ci stade Alassane Djigo bu Pikine jàppale ni nag ñaari jongante danañ ko fa daal di amal lii di footballu tefes gi itam danañ ko daal di waxtaanee sabab bi moo di Sénégal mi nga xamante ni ëllëg dina daal di sóobu ci jongante yi ak coupe du monde bi nga xamante ni koy amal foofule ca Paraguay RFM daal di xëy daal di dem ca place Diamalaye fekk fa ay ndaw yi nga xamante ni ci loolu la ñuy daal di yëngu ñoom itam ñu ngay bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moo di googule coupe du monde wàllu basket tamit nañ ko daal di waxtaanee ak Cheikh Sarr di tàggat équipe nationale bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi ñoom nag leer na duñu bokk ci li nga xamante ni moo di Jeux olympiques ñu nam amal ca atum 2020 yi foofu la ca Tokyo moom nag anam yi nga xamante daal moom la ñu daal di amalee tournoi de préqualification ba ca Maputo doon na ay mbir yu nga xamante daal gis nañu faw rek ñu joyanti ko lu ko mooy dafa jàpp ni tegawul ci yoon loolu moo di kàddam ñàkk ni incha allah di ngeen ko dégg ci yile xibaar bu soobee yàlla. xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média ginnaaw yooyu yëpp danaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanoo ngeen ci gis-gis te jéego xibaaru digg bëccëg gi liñ ciy waxtaane moo di gën a taral daan yi nga xam ne ñi ngi koy def ngir ñiy salteel dëkk bi baa ñu cey def naka sudul noonu gis-gis ban ngeen cemee ci njeextal xabaar yi lay doon ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine bi kàddu gi mbokki nuy leen rafetlu ànd beeg rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru digg bëccëg geeg lu soxal député ba woon di Seydina Fall Bougazelli jamono ji ma nga ba léegi ci garde à vue ci section recherche bu gendarmerie Colobane ñu ne wares na ko déféré yóbbu ko parquet tey ji wala bokk suba moom Seydina Fall Bougazelli dañu ko tegoon loxo ci enquête boobu dañu koy def jëm ci trafic faux billets ju ñu ne daa am fii te ñu ko ciy tudd ñeneen ñu mu bokkal tuuma yooyee yoon jotoon leen a teg loxo fàttali ne kon am nañu RP mu di retour de parquet ñetteelu yoon. gendarmerie nationale am njiit lu yees ki nga xam ne moo di commandant général de division Jean-Baptiste Tine tey jii kon la ñu ko teg ci toogam mu di installé ko yëf yi ci suba la woon fële ca caserne Samba Diéry Diallo doonoon ci teewaayu ministre des forces armées moom mi nga xamante ne ji mooy général Jean-Baptiste Tine fas yéene nag ci ab liggéeyam gën a bàyyi xel gën a it jëmbat yitte ci xeex bi ñuy xeex wàllu terrorisme reportage Pape Balla Gueye ci xew-xew goo xamante ne daanaka kilifay l'armée bi yëpp teew nañu ci lañ daal di jébbale lenge yi général de division bi di haut commandant de la gendarmerie nekk itam directeur de la justice militaire tey jilee moom mi nga xam ne moo ñëw daal di koy jébbal lenge yi jëwriñ jër wàllum l'armée bi di Sidiki Kaba moom nag dellusiwaat na ci mbirum terrorisme yi nga xamante ne daanaka jege na Sénégal loolu te bokk na ci yi gën a soxal njiitu réew mi Macky Sall jamono jilee tey jii message bi mooy di la gendarmerie nationale mu gën a nekk à l'écoute des populations te xam nañu que am nañu ay défis yu bari lu toll terrorisme crime transfrontalier ñi nga xam ne day andi trafic de drogue trafic d'armes mais en même temps aussi trafic d'êtres humains te loolu war nañ ci bàyyi suñu xel suñu gisee li nga xam ne am na ci réew ñi nga xam ne ñoo nekk wetu Sénégal
gannaaw loolu yëpp maa ngi koy féliciter di ko souhaiter bonne chance. gannaaw ñeent fukki at yoo xamante ne nekk na ko ci l'armée bi général Jean-Baptiste Tine jamono ji gannaaw ba ñu ko tabbee moom nag li mu fas yéene gën a liggéey bokk na ci fexe suqali noonu la gendarme yi di dundee waaye tamit jàppale leen ci yar waaye tam lépp day tegu ci yoon. ci li nga xam ne bëgg naa ci liggéey bokk na ci xeex lépp li nga xam ne mooy terrorisme ñàkk kaaraange ci yoon yi ak càccum jur gi waaye tamit xeex lépp luy violence ci ñenn ñi nga xam ne dañoo néew doole leneen tamit bokk na ci lii di criminalité transnationale ak li nga xam ne mooy pratique drogue bi waaye tamit dinaa xeex ci lépp li nga xam ne day yàq lii di environnement bi wala tamit ñenn ñi nga xam ne dañoo néew doole lool ci loolee yëpp nag maa ngi ko fas yéene def ci ñetti ponk bokk na ci gën a ñoŋal lépp li nga xam ne noonu la ñuy liggéeyee li nga xam ne mooy jumtuwaay yi ñuy liggéeyee ci wàllu moyen ak li nga xam ne mooy infrastructure yi ñetteel bi mooy nu ñuy gën a doolelee ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ci wàllu nekkin bu baax. jabootu gendarmerie nationale ñëpp daal di teew général bu bees bi daal di nay def tour ngir daal di saytu ñi nga xamante ne ñoom la fas yéene jiite. marine nationale nekk di wéy di wër ba léegi juróom-benni mool yi nga xam ne Caaroy la ñu fekk baax te réer ci géej gi dinañu def seen kéemtalaay kàttan ngir luñ ca mën a gis ñu gis ko mu di assurance yu bàyyeekoo ci directeur des pêches maritimes fàttali ne ñaari gaal yi nga xamante ne ji mool ya ca la ñu nekkoon ba léegi gisuñu gaal ya gis ñu ña ca newoon teewlu leeral yi colonel Mamadou Ndiaye ci téléphone El Hadji Ndiogou Diène. pirogue bi njëkk a dem moom pirogue la boo xam ne mi ngi jóge woon Caaroy effectivement samedi ci ay booru ñetti waxtu ci ngoon ne woon day dellu ci bis bi ci guddi gi pirogue boobu moom la Habib Baaw capitaine bi tudd pirogue boobu malheureusement bi mu demee dellu siwul ci guddi samedi bi ñun DPSP ñu ngi jot information bi nekk gaal gi dañu yaakaar ne dafa réer ci altine bi benn waxtu di jot à peu près 12h50 exactement ci la ñu jot information bi ñu partagé ak marine nationale bi mu ko defee marine déployé na donc ci zone bi ñu wax nekk fa la gaal gi réer ndax waruloon a sori fii la ñu wax ci au large du Cap Manuel waaye dafa marine demee ak zone yi ko wër yëpp ndax xam nga buñ toogee ñaari fan gaal gu ne dafa panne moteur wala gu réer mën nañu yaakaar ne du nekk ci secteur bi ñu waxoon rek mais seet nañ foofu seet nañ également ci zone yi nga xam ne ay calcul mooy permettre ñu délimiter ko mais marine gisul ba léegi nii gaal googu gaal yi nga xam ne dañoo jóge woon Caaroy te nappkat yi yoroon leen muy defe naa ñetti gaal dañu demoon seeti gaal googu noonu ci diggante samedi beeg altine bi waaye benn gaal ci yooyu noonu amoon ñetti nit ci biir moom it xam naa ni ñàkkul dafa am panne moteur ba léegi dellu siwul donc muy ñaari gaal yoo xam ne dañ leen di seet bu ci nekk am ci biir gaal googu ñetti nit wëri ñi ngi koy wëyal ak marine nationale ak bépp gaal boo xam ne rek gaalu saxaar nga te nekk biir géej ndax dafa am message bu am solo bu ñu leen di yónnee bu fekkee ne dañu am genre pirogue yoo xam ne dañu réer ci biir géej gi nga xam ne ku ci nekk mën na jàppale ci seet bi ba nga xam ne ñooñu dañ leen mën a gis ci jàmm. Colonel Mamadou Ndiaye directeur des pêches maritimes. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. coow la xëy na ne cobbay tey jii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi ñoo dem toogaanu buntu COUD mu di centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru mbiri Sambar daal mooy indi coow la tax na tey jii nag ñoo ndig cooxee ci liggéeyu COUD direction bu COUD taskatu xabaar ya fa demoon ngir wuti xibaar ngir seeti ana lan moo fa xew daanaka étudiants ya foofee gis leen ak gis seen butit la ñu yemale ba tax sax dañ leen a dàq Amadou Sabar Ba. Personne ne va travailler aujourd'hui. amul débat. ndaw yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey xëyuñu ci amphithéâtre yi waaye buntu direction du COUD li ko waral nag ay ñaxtu yooyu leen ndongo dañoo taxaw temm ngir agent yi nga xam ne ñoo nekk ci boobile direction duñu def seen liggéey ci bés bii mu waral nag ay coow topp ci ñaari boor yooyu. ginnaaw jàppante bu tar kenn ci ndongo yi mi ngi expliquer lan moo waral lu ni mel di jël ay baaraamu tuuma sax di ko teg ci ki nga xam ne mooy directeur bu COUD. Ablaye Sow moo fi ñëw bëgg a imposer si kaw étudiants yi lu ko neex def lu ko neex wax lu ko neex nee na léegi pavillon à 4 personnes rek ñooy dégg chambre yi yow déjà ñu ne on a un problème parce que pavillon yi ak chambre yëpp mag chaque jour bu ñu jëlee quota yi joxe ak luy logé luy codifié day am étudiants yoo xamante ni dañuy bëri yoo xam ne problème pavillon A rek la concerne pavillon yi yëpp la concerne mais instant A lañ kii ak PM ak P quoi. ginnaaw bi ñu waxee suñu identité ñi di taskatu xibaar yi kenn bëggu leen a gis ci boobule bërëb loolee la ndongoy wax.
fii yaa responsable affaire média teel sa enregistrement yi voilà ñun soxla wuñ fi média soxla wuñ fi dara kenn invité wu la fi teel sa enregistrement yi waa génn teew la ndongo yooyu nag bokk ci membre coordination bi dajale faculté yëpp yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di xamle ne dinañuy yendu ci buntu direction bu COUD te di ci teg ni noppi nañ def lépp ngir ñu mën a am saafara ci li ñu bëgg. feneen foofa ngi ay dënn jóg na fa tey ji la fële ca grande mosquée bu Ndakaaru sabab li moo di am ndaje moom délégation générale pèlerinage moo ko woote woon woo ca voyagiste privé yi nee nañu ba ñuy dem waxuñu leen lan lañ fa waroon waxtaane toog nañ it waxuñu fa luñ fa war a waxtaane te bari na lu ñu war a waxtaane ci aj gi loolu lépp ñu daal di koy romb tax na ñoom it ñu amee mer mu rëy ca moom mi leen daje dem sax ba wax ne ki nga xam ne moo di Abdoul Aziz Kébé mi jiite délégation générale pèlerinage doxinu dictateur lay doxe loole nag duñu ko seetaan ñu xam ne lu aju ci jafe-jafe yooyee ak maire mi ñu am dina tax ñu woote ab assemblée générale samedi ji di ñëw ngir joytu ko fa xoolit ñoom voyagiste privé yi ban taxawaay la ñuy am teewlu kàddu yi Cheikh Tidiane Fall moo amee woon seen kàddu ñoom voyagiste privé yi ci micro Salimata Aw. délégué bi faale wuñu si convoqué ne def na évaluation bi ça concerne uniquement les 1860 pèlerins yi mu doon convoyé boole wuñu si toog ba léegi dégg ne contacté nañ ministre des affaires étrangères qui est la tutelle ministre des affaires étrangères dem assemblée nationale commission mu wax ñëpp dégg ko mu ne dinaa recevoir les privés recevoir aguma la noonu mais dama doon xaar ba daje ak délégué bi naa leen recevoir ñu yónnee ko mémorandum def yëpp mu yëg ko il essaie de se rectifier ne convoqué naa leen sans jox ñu ordre du jour ñu ñëw taxaw fii mu génne 2 points d'ordre du jour premier point mu ne nañu wax aj gi wees beneen bi mooy aj gi di ñëw ça veut dire évaluation aj bi passé ak perspective pour aj 2020 préparé wuñ joxuñu ordre du jour ñu convoqué déjà moo ko tey defu ci ordre du jour ñoom wax ko fii amuñ terme de référence amuñ dara on ne peut rien dire il y a des points sur lesquels il faut qu'on discute ensemble entre nous pour venir lui parler loolu la ñu wax léegi nag am nañ assemblée générale samedi ñu jël motion avec élégance lañ ko defee parce que y a des personnalités ici ñu xam ne duñ leen défier dañ leen di waxal ne jël nañ motion dégg nañ li délégué wax préparé wuñ ci woon dégg nañ ne wax na tel point defal ko ci ordre du jour ba pare dama leen di wax c'est pas contre vous presque fu mu nekk war na faa nekk mais buñ ñëwee ne dañ ooñu nañ kañ def évaluation aj bi passé def perspective bi pour bi di ñëw ça doit être à l'interne presque mu fa wuti c'est que état d'esprit leneen la bëgg a wone moo tax mu def loolu léegi ñun nañ dem AG samedi wax point yi yëpp point yi ñu am de 2018 même de 2016 jusqu'à maintenant bi mu fi nekkee li mu fi def yëpp déjà yéen vous avez remarqué une chose esprit dictature bi ñuy wax ci moom feeñ na léegi bi ma waxee motion bi ba gars yi nañ leen jóg fu ñu dem suñu demee on se retire mu ne ku gën doo am quota moom quota. Cheikh Tidiane Fall lay wuyoo moo yore kàddu ka voyagiste privé yi rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. tereetu gerte gi door nag mu di campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi la ci ñëpp bëggoon a xam moo di kilo gerte bu nekk ñaata lañ ko fas yéene jëndee kuréel gii di CENA di comité national interprofessionnel de l'arachide nga xam ne moom la ñu sant kon mu daal di saxal prix bi ma ngi ko jàpp ci fa mu ko jàppoon daaw di kilo gerte bu nekk ñeent fukki dërëm ak ñaar loolee moom la santaane ñuy xaarandi nag ñii di gouvernement bi daal di dëggal njëggu ni mel laaj bi di njëgu kilo gerte bi ana ci yan anam la ñu koy taxawale ñu ànd ci Abdoulaye Cissé ci leeral. njëkk a xamle ni prix bi nga xam ne CENA di comité national interprofessionnel bi toppatoo wàllu gerte gi te nguur gi sas ko mu taxawal prix bi njëkk a xamle ni prix bi muy joxe prix la boo xam ne baykat yi waruñoo jaayee seen gerte lu ko yées dafa di am lu ko tax a jóg nag ndax ci ndorteelu campagne bi bu gerte bariwul baykat yi sañ nañu jaayee sax lu ëpp loolu te gën kaa bari noonu lay demee ndax Sonacos ak ñeneen ñi bu ñuy jënd ci ndorteel campagne bi nga xam ne gerte bareegul danañu fay lu ëpp loolu ba léeg-léeg dem ba ci juróom-benn fukk waaye nag prix CENA bi fi mu gën a amee njariñ mooy bu gerte gi demee ba bari nga xam ne ñii di opérateur privé stockeur yi bu boobaa dana mën a wañ loxo baykat yi pour jëndee seen woon leen ni kat marché bi bari na gerte boo jaayul ma dem ci sa morom foofu la ñu dul am droit jaayee lu yées ñeent fukki ak ñaar dërëm yooyu nga xam ne mooy prix wu CENA li ko tax a jóg nag ñaar la benn bi fexe ba gerte Sénégal ñu koy jaay ci prix boo xam ne dana compétitif ci marché international bi ci maanaam méngale ko ak cours mondial bi gën kaa bari nag prix bi nga xam ne CENA da koy joxe moo ëpp fuuf cours mondialu gerte gi ci àdduna bi waaye li tax ñu mën kaa def ci prix boobu mooy état bi dafay subventionné baykat yi jàppale leen ndax bëggul ñu wanteer seen gerte ci njëg goo xam ne duñu ci mën a dund ñaareel bi it CENA buy taxawal prix bi moo ki acteurs yi gerte gi yëpp du sori calculatrice mukk ndax moom it dana fexe gafak nguur gi bañ a woyof ndax nag
nguur gi mooy dugal xaalisam ci semence yi maanaam jiw yi nga xam ne dañu koy joxe te loolu moo jiitu campagne arachidière bi yépp fexe mu gën a woyof it ci nguur gi mu bañ a doon rek maali faro dugal te duñu génnee dara. Abdoulaye Wolof ne magum lëndëm ku ko dajul mu daj boppam looloo tax fële ci diwaanu Bawal baykati gerte yi ñoom xaaruñu toog ñu leen di jëndal kilo gerte bi ñeen fukki dërëm ak ñaar yóbbu nañu seen gerte ga ca marché ba tàmbale ko mbappat foofi leen ndax ne nañu njëggañ leen day fay moo gën liñ ko bëgg a jëndee ci ñoom. Reportage Babacar Diouf. xaaruñu benn yoon ñu wax leen lan la ñuy jaay jëndee kilogramme gerte bi pour ñu commencer ñoom tàmbali nañ koo jaay ci marché noir bi. teel a pare dañuy mbappatu loolu duñu xaar ñeen fukk ak ñaar parce que juróom-ñett fukk ak ñeen fukk ak ñaar lan moo ëpp juróom-ñett fukk moom la doon jaay fii mu toll nii mu ngi ci juróom benn fukk tey boo chargé woon juróom benn fukk ngay jaay. ci ndàngal ma fi mu nekk nii ji béykat yu bëri jël nañ seen gerte di ko ci fa jaay ci prix bu baax sax bu gën bi nga xamante ni moom la nguur gi proposé. jigéen ñi ñoo fii liggéey ci gerte te gerte gi buñ ko jëndee baana yi lañ koy jaay baana yi ñoo koy importé di ko yóbbu Dakar fii ñu ngi fiy jënd kilo gerte juróom fukk ak juróom. producteurs yi nag nee nañ lii li ko waral du lenn lu dul seen soxla yi duñu xaar wante tamit buggu ñoo jaay ci pertement. man sama gerte gi bi sama jëkkër ji ren mu ngi ko jënd kilo 850 yi ñeneen ñi jënd 1000 francs waaw da ngay xool nag gën sa jiw kilo 900 wala 950 léegi yaa ngi si naaj bi béy nga ji nga ko di xaar mu sax na nga nekk ci naaj bi yaa ngi xëy 8 heures ba 1 heure di béy ba heure bii la ñuy doog a dugg ci kër dinañ xiif dinañ mar dinañ tilim lu nekk dinañ ko daj ci naaj bi kon normaloon na prix bi bu dee ñeent fukk ak juróom daaw mayes ren ñu def ko boog juróom benn fukk wala juróom ñett fukk bu yenn maanaam. situation bi nag ñenn ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu gerte nee nañ dina am jeexital bu baax ci li nga xamante ni mooy jiw gi déwén. beneen njàqare boo xam ne ni samp na mu di li nga xamante ni ren li ñu déqi dina néew lool boo koy xool ak bi daaw. Bambey RFM Babacar Diouf. démb mooy bëccëg bi àdduna yëpp jagleel ak yelleefu gone mu di journée internationale des droits de l'enfant lu aju ci gone yeeg yalwaan gi ñu bëggul ci ñoom seetlu gi mooy fii ci Ndakaaru moom yalwaan gi ci gone yi tey la fi gën a sëxin li koy firndeel di reportage boobu def nañu ko fii ci Médina gone yaa ngi ci mbedd yi di yalwaan kenn ku nekk di wut loo yóbbul sab sëriñ li nga xam ne mooy sas wi ñu la jox mu bari nag ñooñu yëf yi metti na leen reportage Nafisatou Sila. léegi laa ñu. ñaata nga yalwaan. 100 bi nga xëyee ba tey lii nga am. ñaata nga amagum. suba su ne Moussa Golf lay jóge ngir ñëw fii ci Médina ci rue 6 mu wax a toll ci fukki at ak ñaar xees tuuti kanam gi weex tàll ndax seddaay bi moom liñ koy yalwaan loo bés bu ne mooy juróom-ñaar fukki dërëm. 350. da nga ciy paas ñibbi. damay paas. ñu dox tuuti rek ba tey ci rue 6 bi Jibril Ndaw toog ci buntu këram téye kurusam di wérd moom nag xam na lan la xale yi di daj. taalibe laa wax def naa daara mais je me dis que ni c'est du business 80% xale yi di yalwaan fii koo ci laaj ban saar la yem du la ko wax benn taalibe ngi nii booy kaay ban daara ngay jàngee man aseg naa nga ne ñaata ngay versé 600 dégg nga kon donc lu amul seede baaxul seede baa ngi nii ki fi ne kon taalibe di joxar bi nguuru Sénégal mu jógee ba aseg naa passe 200 wala mu la nga rapide yi ñu koy yóbbaale mu ñëw ba fii kii donc heure bi xam nga kon fekk muy jàng bu jàngul heure bi ban heure lay jàng ban heure la war a ñibbi aseg naa kii est-ce que nekk na en sécurité mais li état bi war a def mooy dafa war a suivre ñii jàpp si ñetti xale yu mel nii ni leen dañ leen dem seen daara bu demee mu xool sëriñ bi nan la toogee est-ce que yaa ngi dégg wax ji bu jaree dimbali mu dimbali ko encadré sëriñu daara yi xool ñi ciy business ñu arrêté leen. Patricia Mingu nag mooma di ñaawlu li nguuru Sénégal di lajj saa su ne ci jëlee fi xale yi. benn politique l'État ne prend pas l'engagement à 100%. day tàmbali dara du ko yeggal def effort ci loolu noonu dimbale xale yi ñu bañ a traîner ci mbedd. pexe yu bari nag nas nañ ko ngir daal di jëlee xale yi yalwaana ci mbedd mi waaye du dara lu ci antu ñu bari ñu dëkk fii ci Ndakaaru jàpp nañu ne nag méthode bu ëpp doole war naa mën a am solo. élu départemental yi bu ñu yootaanee seen mandat ak élu municipal yi ana yan conséquences la mën a am loolee def nañu ci gëstu ànd ceeg Georges Déthié Diop mu waxtaan ci ak koo xamante ne ji maire la ak koo xamante ne ji xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu décentralisation li ñu ci gis mi ngi ne. maire Diourbel moom ànd na ci ni ñu prorogé mandat wu élus locaux ya Malick Fall gis na ne mënta indi benn jafe-jafe ci ni ñu yoree collectivité territoriales yi. parce que ñun avant 31 décembre nañu voté suñu budget du am benn jafe-jafe parce que le fait que ñu wéyal ko ku amoon programme ndax ñu bëri am nañ ay plan triennal d'investissement am nañ plan quinquennal bi donc la ngay continuer waat sa plan nga liggéey ni nga war a liggéey gën a laxasuwaat rek gën a nekk ci askan wi gën a taxaw ci li nga xam moom nga amoon bu ko defee sur le plan juridique amul problème vraiment ci amuñ ci
benn problème parce que bu ñu voté suñu budget kon ñu exécuté correctement jusqu'au 2021. Adama Gueye xam-xamam màcc ci wàllu décentralisation moom beneen gis-gis la am li ko waral mu ngi sukkandiku ci durée normale bu mandat bi ak itam ne danañu am problème mu légitimité ndax seen mandat jeex na. projet programme boo gis dafa am at ñu koy fee méngale boo defee juróomi at nga def sa juróomi at ba pare mu jeex ñun la defee nga at wala at ak genn wàll loo war a defaat programme boobu nga defoon moom amatul ndax 5 ans nga ko signé woon ndax da ngay defaat beneen programme pour 5 ans wala pour beneen 5 ans ndax da ngay defaat programme pour 2 ans ce qui est aléatoire ou bien ndax da ngay toog rek defaraat sa planification nga glissé ko un peu pour def sa l'évaluation des projets yi nga def nga seet ci at bi ngeen mën ci yokkoon loo ci mën a teg boo ko defee bon la ci des at ma ca des bañ ci yokk wala at ak genn wàll bañ ci yokk noo koy doxale bon ko exécutif local bu nekk moom dana seet nu mu koy defee loolu daal moo ci li gênant mooy la légitimité quelqu'un qui est pour élu pour 5 ans par des populations léegi lañ ko faloon passé na te moom ba tey ma ngay doxal te élu yi niveau local bi laaj ñu leen ci seen xalaat. ci wàllu politique sax lan la mën a jur Malick Fall ne gisu ko. politiquement mën ma ci gis problème bu bari dès lors que dialogue bi ñoom ñoo ko waxtaane nangu tamit ñu prolongé ko kon buñ ko defee ba pare ñoom ñëpp ñu ànd ci liggéey li am solo rek mooy lépp luñ ciy def nañ ko waxtaane jugoo ci pour l'intérêt des Sénégalais ci dialogue bi ba nga xam ni processus lépp buñ ko defee organiser waat ko reformer waat encore collectivité territoriale yi mais donc sur le plan politique je ne pense pas que mu bari pom. leneen li leer mooy ñi nga xamante ne dañoo bëgg a jiite collectivité locale yi bëgg a doon maire wala président conseil départemental faw ñu xaar mu doon beneen jafe-jafe. Georges Déthié Diop beneen xibaar bu ñu dab jëm ci mbir yi di Seydina Fall Bougazeli nga xamante ne ji mi ngi woon ci garde à vue fële ca section recherche bu gendarmerie Colobane xibaar bi nga xam ne mujj nañ ko ci am moo di duñ ko defeere tey falay fanaan buñ ko dee defeere suba lay doon moom Seydina Fall Bougazeli kon mi ngi noonu defeere gi ñu doon wax ca parquet ba tey wala suba li leer mooy tey moom gendarmerie Colobane lay fanaan ci xibaar yi nga xam ne jot nañu ko buñ ko dee defeere suba lay doon. RFM bitim réew. dellu dalalaat soxna Naata Mbaye maa ngi lay nuyuwaat soxna si. ma fay la bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye. xibaar biti réew ñu door ko ñetti weer ginnaaw bi ñu tëjee aw digg mu di frontière diggante Niger ak Nigéria mu mel ne dooraat nañuy waxtaan xam naa ci ubbi ko la ñu jëmaat. waaw waxtaan ci wàllum diplomatie Mohamed fexe ba Abuja ubbiwaat frontière yooyu le dogal bi ñu ngi ko jëloon nag ngir xeex wàllum trafic ak contrebande suñu envoyé spécial fële ca Abuja daje na ak yenn ci kilifa ñaari réew yi ku ca nekk la muy wax mooy li CEDEAO wax bokk na ci nit ak ay moomeel ñu mën di dem di dikk ni mu leen neexee ci diggante réew yi ko seq Fama Jonn ca Abuja. ginnaaw dogalu Nigéria bi koom-koomam mi ngi ko yëg bu baax ba mu sukkandikoo ci ministre bi yor wàllum finance ay bis génn moom waxoon na ni recette ya daanu nañu bu baax ba tax sax mu xayma ko ci 40 milliards ci suñu koppar Alaaji Alat Mogaskia mooy ndaw li toogal Niger fii ci Nigéria. Il y a la conséquence sur le coût des produits. am na ay njeexital ci njëgu produit yi la ko sabab mooy léegi-léegi lañ ko dul gis bu ngeen te bëggee xam lu leer dañ leen laaj ko ñi jiite réew yi di ngeen xam yan njeexital moo ca nekk dégg nañ ñuy wax sax benn app la ñuy ñaan kay mooy nañu sàmmonteeg moom. C'est quelle date? Non, j'ai entendu parler de janvier. Nigéria bokk ci CEDEAO xaatim la ñoo duppee protocole d'accord libre circulation des personnes et des biens maanaam yombalal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci communauté bi ak seeni alal dem bég dikk bi député bi di Mao Uwabuonwa di doomu Nigéria teewal ko it ci parlement bu CEDEAO di am lu ko métti ci situation bi nga xamante ni moo am jamono ji. dañu nekk ci benn espace boo xam ne libre circulation maanaam jëflante diggante nit ñi ak seen alal daf ci war a yomb kon dafa ñaaw ñu gis réew mu mel ni Nigéria di tëj ay frontière am. fukki fan ak ñeent ci weerum novembre gi ndawal Nigéria Bénin ak Niger teewoon nañu fii ci Abuja ngir mën a waxtaan noone Cotonou ak Niamey di sàkku ci Nigéria mu jëfee li mu diggee maanaam tëjiwaat frontières yi fii ak weeru janvier ci atum 2020 mu nekkoon seen naataango Fama Dione fii ci Abuja pour RFM. présidentielle ya ñuy waajal ca Guinée Bissau ñetti fan moo ci des ñii di mission d'observation ya fa ñoo ngi joxe seen xalaat ci li ñu gisagum. bu ci mujjee Mohamed mooy bi ëmb réew yi làkk portugais ci àdduna bi bu ñu sukkandikoo ca ka jiite mission boobu leen nag condition yëpp daje nañu ngir vote bi jaare yoon waaye ka koy jiite mission bi ba léegi rek di ci dolli ni faaw askan wa ku ca nekk dem bokk ngir bañ ñu lajji ñu fàttali ni lu toll ci juróom-ñaari téeméeri junni ci ay électeurs la ñu woo ñu
dem ca bañ gàccee dimanche bi ngir tànn ab président ci fukk ak ñaari candidat yi candidat yooyu la bokk na ci président sortant ba di José Mario Vaz Mohamed. Algérie askan wa ñenn ca bokk ñoo ngay wéy di bañ ba léegi élection présidentielle yi ñu fa bëgg a def 12 décembre. démb ci guddi génn nañu sakkan loolu ca mbeddu Alger waaye dañoo dem daje ca centre ville ba force de l'ordre yi nekkoon nañ fa sax alkaat yi ngir tasaare leen am na fukk ci manifestant yu ñu teg loxo tey jile mooy juróom-ñeelu bés campagne électorale bi manifestant yooyu léegi ki leen jiite di mouvement bi ñuy duppee Irak li ñu gis nag mooy élection yu jaar yoon yu leer munta am ca réew ma ndax ñi ko jiite jamono ji mooy clique au pouvoir noonu lañ leen tuddee ndax jàpp nañ ni bu dee ñoom ñoo organiser élection yi dara du soppeeku kon nañ leen abal laataa ñuy wax waxum élection. ñu wutali réewum Maroc wax ci sedd ba fa dugg si foofee waaye dafa mel ni dafa jur tuuti gàllankoor ci njënd meeg njaay ma foofu mu di activité commerciale bi. sedd bu metti te foofu sedd bi dafay ànd ak taw ñuy wax ci jaaykat sénégalais yi nekk ca Casablanca capitale économique ba température yi bu wàccee rek day mel ni day àndandoog seeni chiffre d'affaires maanaam li koom gi ñuy jëlee ci li ñuy jaay. lu ci bëri bénéfice waaw kay mu ngoog njaay. li ñuy jaay dëgg la loolu la li ñuy jaay nag ay produits yu bëri la Mohamed ay cosmétiques yu bàyyeekoo Sénégal wala ay foroteek ay yu ni mel client yi dañuy raar ñu dem ca Casablanca andi ceeg Xadim Mbay ca reportage. mbaxana si bopp west bu cuir bu dëgër ay gants yoo xam ni gants yu liggéeyukaay la kii coli nag ñu xàmmee kook lool ci jamonoy sedd boo xam ni bu ñëwee léegi-léegi du indaale xéwal Sénégal yu bëree bëri yu nekk ci avenue des Phares bu Casablanca ñoom duñu wedd lu ni mel. tàngaay mën na am 100% mais si day moom bu xasee dugg rek activité yu bëri mooy taxaw commerce bi bokk Maroc benn day taxaw. da yàqu lu bari parce que clients yi duñu génn waaw dañuy ñëw rek xam nga jàpp ci yàlla ñëw ndax góor moomul toog waaw mais am na benn instant boo xam si li ngay xëyee noonu ngay wàcc waate vraiment. ci yooyu la jamono nag li leen soxal rek moo di gis barab boo xam ni leen fay mën a làqatoo ndokk kon ba nu amee dëkkandoo yoo xam ni danoo neex a dëkkal. waaw man damaa dënd ak benn naar boo xam si ni saaru café la yor daal man bu taw rek foofu laay jëm toog waaw te ñoom tamit ay nit ñu baax lañ yaa ma gën a xam danaa la ñëwal nga toog jàpp sa morso njàmbur des fois sax ñoo lay jox loo coop vraiment. léegi-léegi nag mbalaan mi du doy ba mën a làmb ñëpp ba tax nag ñenn ñi dañuy daal di jël ay dogal dellusiwaat Sénégal ngir mën a mucc ci sedd bi. incha allah ñi ngi waaj loolu tamit ñu ngi koy waaj aussi ñu ngi koy bëgg daal waaw di ñaan yàlla jàpp nañ ci loolu benn instant. waaye rek na fekk ni ñi nga xam ne ni bëgg a ñëw Sénégal def ci seen bër ñu mën a jot ci billet avion yi Xadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. Xadim Bamba Mbaye ñu jeexalee soxna Naata Mbaye ak mbir moo xamante ne ji daanaka Sénégal ak Tanzanie ñoo ci bokk jeexale. ci wàllu média yi la muy li ñuy yëngu foofee bëri na ay kër yoo xam ne ay DJ ak ay comédien la ñuy recruter ñuy wutu journalistes yi muy taskatu xabaar yi loolu dañ koo tere daanaka sax yoon tere na ko waaye musuñu koo doxal autorité régulation de l'audiovisuel la ñu dénk ñuy saytu liggéeyu tas xabaar yi ñoom nag ñu ngay artu rajo yeeg télévision yi bépp média bu recruter benn nit boo xam ne amul qualification yi ñu laaj ngir nekk taskatu xabaar dinañ la teg ay daan lu ci mel ni alamaan wala sax nag nangu sa licence Mohamed Ndiaye. fii ci Sénégal de Pape Cheikh Diallo bokk na ci li ko yokk. RFM Sport. Cheikh Tidiane Diagne la ñu dalal ci wàllu tàggat yaram Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ bi. doore ko ak mini championnat de lancement de la. saison football Cheikh yëpp day compliqué. waaw mi noonu maanaam daal ubbite saison bi moom la ñuy waajal Ndiaye moo di tournoi bi nga xamante ni moom mooy lancé saison de football bi niki ren gi fii ci Sénégal jàppale ni nag ñaari jongante mooy dal di am ñaar yëpp nañu koy amal ci sa Alassane Djigo bu Pikine méngoog ñaareelu journée bi ndax yëf yi door nañ ko ni ki semaine benn weesu match bu njëkk bi 15h diggante Union Sportive bu Gorée lay daal di doon ak Jàmbaar ba ca des nag ci poule B bi diggante Dakar Sacré-Cœur lay daal di doon ak Jaraaf ci bu 17h jotee Teungueth FC ak Génération Foot nag ñoom dañoo daal di kon bokk bër gannaaw loolee ñu daal di waxtaanee wàllum beach soccer équipe nationale bu Sénégal ñoom nag ña nga ca Paraguay ngir daal di kon bokk sóobu ci li nga xamante ni moo di googule tournoi ñoom nag ci yoon googule seen mbébét mooy fexe ba bokk ci équipe yi nga xamante ni bu yëf yi jeexee daal danañu mën a am li nga xamante ni daal danañ ko daal di kon bokk titre waaye gis nañu ni yëf yi mënta yomb lu ci mënti am rek jàpp leen ni équipe nationale performance yi nga xamante ni mu ngi koy def ba bokk léegi ci lu jëm ci football tefes gi doon na li nga xamante ni dafa daal di inspiré ay jeunes yu bëri ñu tàmbalee kon bokk di intéressé wu ci googu la discipline rawatina ci coupe du monde bi nga xamante ni équipe ba ma nga fa Salif Sow tey jii si suba gi daal na doxantu ca place Jàmmalaay fekk fa ay gune ñu déglu ko ci yaatal.
petit camp bu saf-sàpp la ñu fekk ci géeju Wakhinane Nimzatt bile ci diwaanu Guédiawaye rek xale yu góor yi di ko fi amal. kenn ci ñoom ñiy football fii jàpp na ne Sénégal war naa mën a jël ndam ca Paraguay nga xamante ni tey jii la fay door moom coupe du monde bu ñu jagleel wàllum footballu tefes. équipe bu waaw am na si yaakaar moom parce que année passée gis nañ def nañ ay résultats yu baax ren quand même am nañ si yaakaar bu baax quand même. seen xel dal Sénégal jël coupe bi ci Afrique ñaari yoon moom la ngi nekk groupe C ñu ngi ko fay xaar bu baax mi ngi war a mbëkkanteeg ci biir match de poule bi Belarus Émirats arabes ak ki nga xamante ni moom mooy Russie waaye ngir Sénégal mën a am ndam faw gaañi jàpp ci maanaam kilifa yi fexe ba joueur seen xel dal ngir ñu duggee ci terrain bi mën faa toj. surtout ku nekk sa ndaw dem représenté dëkkam drapeau am war na ko mën a jox moyen yóbbu pour su mën a demee indi la ndam. waaw condition yi état yi moom war na si wax quoi parce que chaque année nii lay demee war nañ ci jël seen motukaay mais équipe bi daal na bonne condition pour ñu mën a def ay résultats yu baax. nii nu mu mel ci football yi gars yi gën a seetaan fii ci stade yi Afrique musta weesu tamit quart de finale ci footballu tefes. ak ren di fukkeelu bi la yoon ñuy amal coupe du monde bi la Nigéria ak Sénégal ñoom ñoo fay teewal Afrique. match Sénégal bu njëkk ñu ngi koy xaar suba 4h ak Russie. allez gars yi ñu ngi seen ginnaaw. Salif Sow Guédiawaye rajo Futurs Médias. Salif Sow jërëjëf jàppale nag Sénégal moom match bu njëkk ëllëg diggante ak Russie lay daal doon kenn ku teewal Afrique ci gile compétition moo di Nigéria moom diggam ak ñi di waa Portugal lay daal doon waaye yëf yi tey jii lañ ko fas yéene door 19h15 di match bu njëkk bi diggante Italie ak ñi di waa Tahiti ñaareel ba ci bu 20h50 jotee diggante Suisse ak États-Unis ñetteel ba 22h25 diggante Uruguay ak ñi di waa Mexique 0h Paraguay mi ko organisé dana tase ak ñi di waa Japon ñàkkul ni danañ si dellu ci dama gën a yaatoo ak suñu envoyé spécial foofule di Soda Thiam ñu daal di jeexale ko wàllu basketball ak Cheikh Sarr mi nga xam te ni moom mooy tàggat équipe nationale basket bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi ñoom leer na duñu bokk ci Jeux olympiques yi doon amal ci atum 2020 foofu la ci Tokyo la ko waral nag moo di tournoi Maputo bi nga xam te moom lañu daal di jógee Sénégal dafa daal di lajj waaye Cheikh Sarr am na ay kàddu yi nga xam te daal yëkkati na ko nee na nag bu sañoon formule bi kenn du ko changé maanaam bàyyi équipe yi nga xam te ñoom ñoo final Afrobasket ñu daal di qualifié directement lu ko mooy daal mbir yi day mel ni daal dafa am ay jaxasoo yu bëri nga xam dëkk ci indi ndax équipe bëri sax duñu pare te la ma leen di lor mu ëpp kon bokk la muy defar seen i mbir ñu déglu ko moom Cheikh Sarr ci micro Soda Thiam. ñetti match yi ñuy joué si ñeenti fan alors que yeneen équipe yi la ñoom si ñeenti fan yi ñaari match la ñuy joué donc fraîcheur bi ñoom seen côté la gën a nekk après ñun ñu gagné ñaari match équipe bi nga xam ne moo gagné benn match jàll ñun nombre de match yi ñuy gagné moom la Nigéria gagné jàll na te di gis ne arbitre yi ñëw yëpp arbitre de zone bi la quoi y a un problème de niveau condition de participation aussi baaxul parce que soo nekkee si transition di liggéey transition war nga mën a am xale yi nga xam ne ñoom nga woowoon pour ñu assurer transition bi nga amaat leen kon liggéey bi mais xale yooyu nga xam ne nekk ay université ay collège mënuñu ñëw léegi nag bon am nañu xale yoo xam ne jël nañ leen comme la reine du basket au niveau du Sénégal beneen problème bi mooy si biir participation bi sax dañuy gis ne ñoom parewuñu waa Mozambique pour organiser parce que hôtel bi ñu ngeen nekk da ngay rang pour lekk mais nañ xam ne li nga xam ne Europe nanguwu ko Afrique waru ko nangu. waaw loolu mooy yoon parce que booy xool ñoo moom la yeneen équipe yi def dañuy xool les meilleurs yóbbu leen ci tournoi de qualification bi même si avant premier bi ak deuxième ñoo doon dem directement Jeux olympiques ou bien le premier je pense maintenant ñu ne il faut nga dem si tournoi de pré qualification dañ lay filtrer avant ngay dem si tournoi boo xam ne mun nga bañ a am chance donc je pense dellu si formule bu njëkk ba moo gën mais bu nekkee ne demoo directement qualifié sax mais nga jaar directement comme européen ni ñuy def ak américains et asiatiques yi nga dem directement ci 16 équipes yi nga xam ne ñooy def le tournoi de qualification. day wàññi chance Afrique bu baax sax pourquoi ñuy boole ñaari équipe africaine si benn poule boo demee ci tournoi de qualification bi mun a leen tas dañ naan donc dañ koy dugal si poule comme ça au moins benn équipe africaine mën a jàll loolu manque de respect la. voilà kon mbokk Ndiaye yaakaar naa ne fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. ma di la gërëm di la sant Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf ci képp koo xamante ne yaa ngi induk salfaañe baak calte ci dëkk bi loolee kon ñu waxtaanee ko ak yéen ci gis-gis ci rajo Futurs Médias di xaar gan ñi ci waxtaan wi war a séntu kii di Lamine Bara Gaye conseiller technique ci ministère bu ministre de l'urbanisme du logement ak hygiène publique Oumar Cissé ñu ngi koy séntu ci waxtaan wi ingénieur directeur bu institut africain de gestion urbaine ñu tàmbali waxtaan wi ak Lamine Bara Gaye conseiller technique la bu ministre de l'urbanisme sëñ bi Gaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu mon frère di nuyu auditeur RFM yëpp Mohamed. jërëjëf wax nañu maanaam taral goo xam ne bëgg nañ koo taral daani mu di durcissement sanction jëm ci ñi nga xamante ne ji daal saltel dëkk beeg di ci def naka sudul noonu ñoo ko tax a jóg ci maanaam ci yan anam la ñu ko bëgg a wékk sanction yi maanaam taral daan gi ñuy wax.
waa xam nga son excellence le président Macky Sall bi mu jotee ci réew mi ak léegi boo xoolee ministère boobu nga xam ne moom la ñu tuddee ministère urbanisme ñaari yoon aw turam soppi nañu ko te li ci ëpp rek mooy dañuy bëgg ministère bi gën a jublu ci ay action gën cee jublu soppi xarkanamu dëkk yi loolu ñu naan ci tubaab cadre de vie moo tax ministère bi fi ñu toll nii mi ngi tudd ministère urbanisme logement pour jox Sénégalais yi logement waaye surtout hygiène publique muy cet gi. merci ci publicité bi. naam nag ci suñu dispositif institutionnel xaw ma nuñ koy waxee ci wolof loi yi nga xam ne ñoo mënk réew mi amoon na ci ay services yoo xam ne ci ministère bi ñoo yor loolu service bu mel ne service hygiène tey ñu ci bëri ñooy wër ci dëkk yi ci kër yi di def ay visite ak yooyu li ci des mooy UCG nga xam ne ñoom ñooy tonni mbalit mi waaye nag gis nañ ne ci rawatina fii ci Dakar ci capitale bi Mohamed ñun ñëpp dañ koy seetlu bés bu nekk soo jaaree ci mbedd yi da nga gis ñuy tabax seeni étage seen gravats yi daanaka ci mbedd yi lañ koy tuur léeg-léeg ñi yor mbalit yi benn waay borom sareet bëgg naa lool borom sareet yi waaye léeg-léeg ñoom lañ koy jox dañuy wër benn koñ rek tuur ko fa loolu yëpp nag ñu jàpp ne li ci gën a am solo mooy ñuy communiquer maanaam sensibilisation bi ñu fexal ko ñu fësal ko te loolu tamit ministère bi mi ngi ciy bay wàllu garam waaye gouvernement bi tamit séntuwaat na ne jot na nag ñu gën a def ci suñu loi Sénégal ay sanction maanaam képp koo xam ne gisati nañ nga tuur mbalit ci mbedd mi nga nekk foo xam ne occupation loolu ñu naan ci tubaab occupé sans titre ni droit foo xam ne nekk nga fa te yoon waxul nga nekk fa bu ñu la jàppee nag am na ay daan yoo xam ne moo war a dal ci sa kaw loolu nag moom la ñu voté ci loi bi. mais est-ce que laata ñuy wax sanction yooyu maanaam waruñu ko woon a boole ki mesure d'accompagnement ci naan moo di sensibilisation bi junj nga ko ngir askan wu ci nekk kenn ku nekk ñu fàttali leen li la war mais également ay moyens yuy mën a tax ndax léeg-léeg da ngay gis ñu xëy ne oto mbalit di grève nañu gars yi génne mbalit mi teg ci buntu bi bu fekkonte ne am nañuy poubelle yu ñu ko mën a teg li ñu naan tri ñu sensibiliser leen ci ndax it du gën a maanaam yombal yéen seenub liggéey. waaw loolu moom am na quand même kuréel gi nga xam ne ñoo yore mbalit mi fii ci Ndakaaru muy UCG jàpp naa ne quand même ñi nekk Ndakaaru ñëpp ñu ngi ñuy déglu bëri na lool ay effort yoo xam ne kam nañ defar nañ ko tey fépp foo nekk ci Dakar da nga gis camion mbalit yi ñu ngi dox guddi ñu ngi dox bëccëg te ñëpp gis nañ bu tabaski masaan ñëw wala korité ni capital bi di mel ak mbalit waaye léegi macha allah agent UCG yi ñu ngi leen di delloo njukkal ñi ngi ciy def liggéey bu am solo déggatoo tamit grève bu ay concessionnaire mooy ñoo nga xam ne ñoom moom camions yi ñooy tonni mbalit mi loolu tamit gouvernement bi def nay effort yoo xam ne macha allah xaalis bi disponible na te ñi ngi leen di fay régulièrement waaye da ci am loo xam ne nag ay problème de comportement la problème de comportement nag su amee li am état bi nag mooy war de di leen di sensibiliser doxal ko lu yàgg leneen li ci des tamit mooy dafa am loo xam ne nag état bi tamit appareil yi nga xam ne ñoo gën a jege mooy maire yi ñooñu tamit président bi mu dalalee maire yi fële ci Diamniadio ca ginnaaw wax na leen ko il faut que tamit ñoom it loolu ñu naan ci tubaab cantinisation di joxe ay autorisation rek ku dagg xotti ñu teg ay cantine ci mbedd mi ñu bousculer circulation bi loolu tamit il faut que ñu jël ci ay matukaay loolu tamit dafa am solo jàpp naa ni moo tax loolu yëpp nag bu ñu ko boolee waaye lépp li koy lal nag mooy waxtaan wi ak sensibilisation bi ak yee nit ñi waaye nag day àgg foo xam ne nag koo xam ne li muy def tey moo ko xam te tey na ko comme ni ñu koy waxee kooku nag bu ñu ko jàppee faaw ñu yóbbu ko ci yoon nag te boobaa nag loolu moo tax loi bi nag mu xam ne dal ci kawam. très bien maa ngi lay gërëm bu baax a baax Lamine Bara Gaye jërëjëf Omar Cissé. waaw kooku Mohamed. maa ngi jéggalu ci xaar bi nuyu la dalal la fàttali auditeurs yi ne ingénieur nga yaay directeur bu Institut africain de gestion urbaine. ay sanctions la ñu wax ne dañ koy indi ba noppi gën koo taral ngir ñi dëgër bopp di jug di duñu jug ci di yàq dëkk bi ñu dal ci seen kaw mais est-ce que loolu rek doy na pour atteindre objectif bi ci sa gis-gis. waaw jërëjëf Mohamed sànq ni ma ko doon waxee ci nasaraan rek xam nga man loi bu bees moom dama naan rek buñ ko yombal noonu ndax li fi nekk ci loi te jëfewuñu ko dafa bari trop ba ci wàllu yi ngeen di wax nii naan raxas sa oto ci bitik tuur mbalit fii ak saw fii ak boo demee ci code de l'hygiène bi nga xam ne doonte yàgg na ba léegi moo fi nekk article L21 ba article L26 yooyu rek la baax na
ñuy tabax lu bees baax na mais saytu li fi ne lu tax doxul indi ci ay jumtukaay aussi loolu it baax na man dama ni waaw gis naa ni yëngatu am na ci wàllu ngóor gi ci lu jëm ci set lu jëm ci salubrité yooyu yëpp gis naa yëngatu bi ci weer yi ci mais nañ ko gën a organiser gën ko teg fu mën lu parce que bu loi amee tere lu bari kenn jëfewu ko boo yeesal loi bi tamit xoolal bu baax boo indi beneen loi man yeesalal ma loi bi fi nekkoon moom ci gënal mais nga xool bu baax lu tax doxul. lu tax lépp li ñuy intégrer ba ci sax pôle lu mali ci ñëpp dañ ñu ko nekk xam nga fan la climat bi njëkkee. ci nga indi nga génne lu dul pôle lu mbalit bu baax mbalit mi dinaaw kon dama ni foofu yëpp am na ay loi yu ko tënk ba pare am na ay amende am na sanction yu bëree bëri waaw donte loi bi yàgg na war nañ ko yeesalaat mais damay bëgg li fi ne ba pare ñu jëfe ko buñ ko jëfee xool fi mu toll ñu ne lii manqué na ci ñu yokk ko mais mënuñu rek di toujours ñuy tàmbaliwaat dara kon li ma yëngu bi am na ci wàllu cet bi wante bu dee loi rek gëm naa ne lii des na bari ko. mais léegi yow ak ci expérience bi nga am macha allah xam-xam bi ndax mën nga ñëw wax fi nga xam ne fa la yëf ya maanaam tàggee woon. ba tax li fi nekkoon doxul ba ñu indiwaat leneen. waaw d'accord man xam nga dama ni ci wàllu jikko yi ci wàllu comportement yi. am na ay pexe yu ñu fi tegoon. ñëpp a ngi fàttaliku ñu naan bi ñu nekkee xale service d'hygiène balaa moo ñëw si kër nga daw. ñu ne loolu yëpp amatul lu tax donc loolu yëpp nga xam ne nit ñi ragaloon nañ tuur ragaloon nañ raxas seen oto fenn ragaloon nañ sànni loolu nit ñi kan ragalatul kon ñi nga xam ne loolu mooy seen métier. est-ce que base fondamentale bi du ñàkki sanction est-ce que sanction yi ñuy durcir du ci solution. gëj naa gis ni sanction sax am na mën naa am ñooñu ñu ngi ci leneen nekku ci li nga xam ni soxla nañ ko ci ñoom boobu benn la boobu mooy ci jikko yi doxalin ci wàllu mbalit boo jëlee mbalit toujours lay wax ni ma leen mbalit filière bi dafa ay jéego am na mais li koy soxee bari na trop bi xam nga fan laa commencé. nit ku yow ngay génn sa mbalit am pôle bu baax foofu laa tàmbalee ba ca fañ koy denc foofu yëpp am na luy soxe du xaj ci émission bi. bind naa ci ay téere jàngal naa ko lu ne wax na donc kooku du xaj ci émission bi foofu dama ni lu ñu fay soppi. nañ ko xayma bu wér ak ñi ko da xaymal yëpp ñu ne lii waaw conditionnement pôle yi naka lañ koy réglé naka la ñuy réglé entreprise bi nga xam ni buy ñëw entreprise boo xam ni kii moo lay jox ay nit yow yaa indi camion loolu problème boobu naka lañ koy réglé naka la ñuy réglé contrat entreprise yi naka la ñuy réglé bale mbedd mi am na yenn xeetu mbalit yoo xam ni kenn bu ko toppatoo maanaam garaawaa bi maanaam ki gor ay garabam ci biti maanaam ki jël ay matlaam ci biti yooyu yëpp naka lañ koy réglé yooyu yëpp ay fànn la ci filière bi nga xam ne bu ci nekk dañ ko war a saytu ñu d'accord ci te bind nañ ko jàngale nañ ko wax nañ ko buñ ko defee ba fondamentaux yi ba pare ñu ne waaw fii lañ ko fekkoon indi nañ ko fii te muy lu wér. mais monsieur Omar Cissé xam nga loolu it du neex a lijjanti ndax même bu fekkente ne ñi ko war a def nañ ci lépp lu ñu mën ma jox exemple ci pôle mbalit da mën ngaa jël pôle bu baax teg ko fenn mais boo xëyee ndax da nga ko fa fekkaat ndax doo fekk ñu dagg ko jaayi ko feeraay ndax doo ci def mbalit ma ay buujumaan ñu baal ma ci baat bi jiitu fa lëx-lëxee mbalit ma tuur ko foofu yëpp dem seen yoon xam nga loolu it mbir la moo xamante ne ji boo ko bëggee lijjanti finalement day compliqué. waaw kay yow yaa ngi moo lay wan ni yaa ngi nag indi mbalit mooy wane ni bu weesoo loolu nga xam ni mbalit mi rek la concerné mais lu nekk ba xoolal rek ki nga xam ni dafa jël ay grava tuur ci mbedd mi bu tuuree ci mbedd mi kenn teg ci mbalit ci kaw. xam nga loolu it sanction sama xel mu gàtt sanction koy saafara. am déet loolu yëpp am na ci code yi fi am loi yi fi am. pour sanctionner maanaam ci wàllu jëfin man li ma d'accord naa ni amul ndax waaw loo comme defuñu fii lii man duma def lii yow mii boo ñun ñii bañ bu ñu demul réew tubaab bi bu ñu amee suñu poste fees mbalit bi lay bu ñu gisul sax pôle ci mbalit bi dinañ ko denc ba seen hôtel kon loolu man amu bu excuse d'accord naa ci
moo amul dara lu mën a justifier nit di saw ci mbalit di raxas oto ci mbalit di tuur mbalit di saw ci kenn aucune justification. très bien. maintenant dama ni am na fondamentaux ci déchet ñun dañuy am ay fondamentaux ñuy wooye déchet mooy ka koy génnee camion bi koy ton bi koy yóbbu fi muy jaar ci yoon yi fa mu koy denc ak ñi ciy dund ci wàllu mbalit mi ak déchet boo ne ordure ménagère am na yeneen xeetu déchet loolu yëpp dama ni jëf am na fa solo te namm nañ ko lii nag ñuy wax ci wàllu comportement yi la maanaam diggante ñun ñëpp ak suñu digganteeg cet salubrité ak leneen waaw il faut sanctionner. très bien waaw il faut appliquer les amendes. nañu yeesal dispositif bi nga xam ne bu fi amee ñàkk mat ndax loo def bi léegi war na mat léegi 35 ans matul nga yeesal ko dundalaat ko bu jaree nga yokk mais bu nañu bàyyi foog ni boo indee loi bu bees rek réglé nga dara. jërëjëf